invité bi mooy Momar Seny Ndiaye di journaliste formateur analyste politique doute maanaam ñu am ci xel ñaar ci élection législative li fi ma ko tibbi moo di ne dafa am décision bi nga xam ne njiitu réew mi président APR te mu jiite coalition bi nga xam ne ñoo nekk au pouvoir di Benno Bokk Yaakaar ak Macky 2012 doon nañ ko wax fii sax ki démb ci waxtu wi moom dafa jël décision ñu dàqal lépp luy opération investiture maanaam assemblée générale yi ñu jox mandat la conférence des leaders moom mi nga xam ne moom moo regroupé leaders yëpp kilifa yi nga xam ne dañu yor parti ci biir coalition boobu ñu fas yéene càmbar mbir mi. am na sax benn information bu ñu jot ñu ne mbir yi ñu ngi koy doxal en haut lieu loolu jot naa ko ci information ne maanaam loolu lañ joxe ne dàqal nañu waaye ñu ngay liggéey ci kaw yooyu yëpp xam naa ñu indi ko ci njàngat. li tax ñuy laam-laame ne xëy na dina nekk ak du nekk moo dina opposition dañ ci profité di sara xolle waaye it ñu ne est-ce que loolu amul leen lu làqu ci suuf mooy ñu fexe ba dàqal élection yi ci ñu commencé foofu d'abord ndax mbir mi ñu yëkkati ci sa gis-gis ak sa analyse ak sa vécu ci wàllu politique taxaw seetlu ndax lii war naa mën a tax ñu xalaat ne élection yi war nañ ko mën a doxal wala déet. waaw jërëjëf Bamba jërëjëf si ñi nga toogal ci plateau bi waaye loolu mënul jotewul dara ak dàq élection ndax élection li koy dàq day fekk fichier bi nga xam ni ci la ñu war a voté fichier bi dem ba xam ni kenn mënu cee voté maanaam carte yi génnul ba mat ñi nga xam ne ñoo bind woon wala carte yi ni mu anam bi mu génnee jaaduwul amul signature wala mu am ay jafe-jafe yoo xam ne daal dem na ba ñu xam ne fichier bi kenn mënu ci voté parce que ndax li nga xam ni moo war a tax nit ñi jëfandikoo ko ba voté ci loolu nekkatul te loolu même bu fekkoon ne daanaka amoon na ancien fichier mooy suñu carte d'identité yi ñu yor yooyu sax président ak gouvernement bi ministre de l'intérieur waxoon nañu ne bu ñu demee ba am ay jafe-jafe yu tar dañuy bàyyi fichier bu bees bi nga xam ni quand même 6 millions 100 et quelques mille la dem ci fichier bi nga xam ne amaana ay 3 millions 4 millions vraiment te loolu du lu gën ndaxte diggante ñaari fichiers yi am na 2 millions de personnes supplémentaires yu ci bindu te boobu wax dëgg neex yàlla bu ñu sañoon daal fichier bi nga xam ne mooy bu bees bi ñuy tabax fichier bi jaarale ko ci yoon lépp li mu war a jël ci wattukaay ñu jël ko ba ñi war a voté yëpp voté ñu war a jot seen carte ndax lu toll ci 6 millions 100 et quelques mille bu ñu demee ba déplacé wu jóge seen dëkk yenn du fanaan dem ba bindu wax dëgg neex yàlla war li ngeen mën a jox seen carte ñu mën a voté li nga indi léegi nag loolu mi ngi soxal biir Benno Bokk Yaakaar. waaw biir Benno Bokk Yaakaar boobu sax foofu laay waxee. ndax mbir mi nga xam ne moom la ñu joxe na mooy motif bi ndaxte ay coowoo ñàkk a déggoo xeex sax gis nañ ko bi ci mujj mooy Mbuur barki démb militants yi ñuy xeex di doorante ay chaise dem ba sax génnee maanaam arme blanche yooyu di fa am ci biir réew mi ndax loolu rek doy na motif ñu amal suspension ndaxte dama jàpp ne élection bañ koy seetlu ci jamonoy Senghor la ko jiitu sax ci ñoom Lamine Gueye ba léegi dafay ànd ak coow am na sax ñoo xam ne dañ leen faat ci élection waaye dàqal du ci am du téye investiture day am sax ñi gis ne xëy na coow li mën nañ ko dàq violence bi waaye dafay dundal démocratie tey jii ci Macky Sall en 2017 ñàkk a déggoo am ci investiture élection boo xam ne élection populaire la ndax ne investiture la à la base xëccoo am ci ñu daal di koy dàqal ndax loolu lu ñu mën a nangu la rek ndax mooy sabab gi rek amul leneen lu suulu ci suuf. waaw xam nga Benno Bokk Yaakaar am na 300 partis maanaam ñetti téeméeri ay partis ak organisation xam nga ñooñu bu ñu demee ba booloo bëgg nekk benn say defar benn liste wax dëgg neex yàlla loolu du yomb ku ne yomb na tamit da ngay xëy na da nga ci nekkul moo tax nga ni yombul wala xamuloo wàllu politique te loolu mën nañ delluwaat sax bu ci kanamee te loolu dafa fekk ne ay parti bu fekkee ne bokkuñu culture bokkuñu jëmuwaay bokkuñu xalaat bokkuñu ay dirigeant ngeen dem ba toll ci lim boobu pour nga tëgg ay tëralin ba ñu jaar ci yoon day fekk yow ci sa bopp ngeen organiser te li nga xam ne moom la wane léegi Bamba mooy Benno Bokk Yaakaar amuñu organisation ndaxte élection boo ko gisee xam ne war naa am ci at wala ñaari at bi ñu xamee ne élection yi 2017 la yàgg na coalition bi ñu gagné pouvoir bi depuis 2012 la waroon nañ xam ne bu ñu jógee ci élection municipale ak départementale jóge ci référendum bi ci élection législative la ñuy tàbbi mu war leen tax ñu teg ay tëralin ak façon doxalin goo xam ne gi buñ ci àggee képp koo xam ne ki yaa ngi bokk ci wàllu ci Benno Bokk Yaakaar di nga mën a taxaw xam sa bopp fan nga jëm loolu nag amul moo ne amul organisation loolu mooy jàngat bu njëkk bi jàngat bi ci tegu mooy dama gis ni président de la république
wala même boo dee fekkee ne yaay président bu parti dafa am noo war a doxalee ci diggante ñi nga xam ne ñoo ngi bokkal coalition bi ndax ku ci mel ni Moustapha Niasse dem na ni nga ko xamee Kaolack département Nioro fal ko ñu dem ba fal ko ba pare ñeneen ñi aussi ku nekk di yëngatu président xëy na dakkal naa loolu yëpp xam nga loolu dafa xaw a doy waar dafa mel ni kon xëy na ñoom ci seen biir ci la conférence des leaders comme ni nga ko waxee jokkoo bi ñu waroon a jokkoo ba taxaw jël benn tëralin jokkoowuñu ko te dama yaakaar ni man bu dee yow da nga ànd ak ay nit ngeen bokk maanaam ci coalition dogal bu mel nii boo koy jël du yow yaa koy jël donte sax yaay président wu parti. waaw doguma la kon bu ñu sukkandikoo ci analyse bi nga wax noonu ñàkk a déggoo bi ñàkk a diisoo bi ndax du ñu jox raison ku ci mel ni Jean Paul Dias ndaxte moom ba mu génnee bokk na ci li mu ñaawlu mooy ñàkk a déggoo boobu wala it ñàkk a diisoo. non Jean Paul Dias li ko tax a jëlee génne foofu du loolu lu bari la. xëy na loolu dafa ñëw tegu ci mbiru doomam mi ngi ci nañu waxante dëgg nag. ak yeneen te Jean Paul Dias aussi dafay dem di ñëw rek moom xam nga aussi xëy na transhumant dañ ko séntu ku jóge ci opposition dem ci pouvoir waaye transhumant aussi mën nga jóge ci pouvoir bi dem ci opposition yaakaar ne xëy mën nañ koo gëm-gëm man bosam xeetu transhumance laa ko teg li nga xam ne moo ci waroon nekk mooy bu fekkoon ni président dafa bañ ñu ne kii kat dafay jaay doole wala dafay jaay ne moom mooy borom réew mi dafa waroon a bàyyi conférence des leaders daje ba pare génn benn communiqué ñu ne conférence leaders yi nekk Benno Bokk Yaakaar xool nañ ne gis nañu ne ci investiture yi ci département yi am na ay jafe-jafe am na fitna dañu ñoom seen bopp ñoo jël dogal ne arrêté nañ ko waaye bu dee président kott moo ko jël day mel ni kon daal dafay ñëw leen est li tubaab di wax autoritarisme maanaam jaay doole lay nurul te loolu njiit waroo war a mën a génne xeetu xar kanam bu mel noonu war nga mën a nekk kuy xam da ngay dajale ba décision bu mel noonu bu ñu koy jël rek atte boobu dafa war a fekk ñi nga xam ne ñoom nga ko seqal ñëpp ñu daje def réunion conférence des leaders génn benn communiqué boobaa ñu xam ne kat képp koo xam ne ki yow nekkoo APR wala yaa ngi ci yeneen wàll yi nga ne lii kat suma leader bokk na ci ñi ko jël man daal noonu laa gisee ne bu ma doon président peut-être que xëy na noonu laay doxalee du ma ko jël décision dama ciy boole ñëpp. waaw ci décision bi nag segam jël nañ ko ba noppi. donte it wax naa ko sànq ne am na ay négociations à haut lieu yaakaar nga ne loolu lu war a mën a nekk la ñu ne sëlëm nañ base bi rek ñu ngay régler seen i mbir ci kaw d'abord mais bu dee noonu la demee ndax frustration yi nga xam ne moo am ak ñàkk déggoo gi ba jàppante di am tey jii du yóbbu. waa coalition ci loo xam ne naka sa dul noonu la bu ñu yéegee ci élection xam nga Bamba Benno Bokk Yaakaar ni mu tëddee mënta ñàkk coow ndax ni ma ko waxee sànq 300 partis ak ay mouvement kon coow loolu ban jeexital lay am ci élection yi nga xam ne ci lañ coow li moom day dama dem ba élection yi weesu ndax 300 partis te nga am lu dul 165 députés jeunesse yaa ngi ci syndicat yaa ngi ci mën na leen neewal doole coow loolu mën na leen neewal doole waaye ñoom seen bopp nag ay kilifa lañu bu fekkee ne am nañ mat gu toll ne de ku nekk da ngay am esprit de transcendance maanaam bañ a gis sa bopp ci biir daal di ne comme kat ñun ñoo bokk mbir mi te ñoo jëm jubluwaay nañu fexe ba déggoo ni opposition bi déggoo ñun suñu wàllu bopp ñu déggoo ba tëral waaye loolu du lu yomb ndax pour la première fois ci histoire du Sénégal lu ma 300 partis daje war a defar benn liste dama yaakaar ni Bamba dañu war a xool système bi ñuy voté parce que bu ñu demoon scrutin par circonscription nga xam ne député yu nekk ku nekk sa gox ngay dem boobaa dina gën a yomb ba pare Benno Bokk Yaakaar dama yaakaar ne dañu xaw a juum ci seen doxalin ci suma gis-gis Benno Bokk Yaakaar am na lu mat ñett ba ñeent coalition pourquoi mënuñu bàyyi coalition bu nekk defar sa liste ñoom ñoo déggoo à la limite mën nañ dem ba sax meeting def ay meeting commun Moustapha Niasse moo bokk Benno Siggil Sénégal moo ko yóbbu mu def listam national nekk tête de liste Ousmane Tanor Dieng Benno ànd ak Tanor moo ko jël mu dem Macky 2000 ak keneen ku ci nekk def sa liste nationale pour sa tête de liste ngeen dem comme yéen a ànd boo leen dajee assemblée ngeen def benn groupe parlementaire mais mënoo ñëw jël 300 partis syndicats yi bokk ci jeunesse yi bokk ci femmes yi bokk ci sans compter les organisations faîtières nga xam ne ñoom ñu ànd yow nga bëgg cee tànn 165 députés te mu leen yow 165 députés yi mënoo gagné lépp xam nga loolu dafay doy waar. dama yaakaar ni problème mu daal doxalin la ak tëral ak gis-gis. làqu bi ak yóbbaale ma bi xam ne moom moo nekk ci esprit sénégalais ci coalition yi moo xaw a doy waar léegi parti bu amul doole rek da ngay dem làqatu ci ginnaaw Benno tëdd foofu di yaakaar poste député parti historique yi nga xam ne ñoom ñooy PIT wala LDMPT wala PS wala AFP ñooñu waroon nañ mën a jiite ay liste donte ànd nañu Macky sax bu ñu demee ànd ak moom ku nekk defal sa liste nationale bu ñu demee ba assemblée mais
def seen benn groupe parlementaire. ñi nga cité noonu moom yàgg nañ leen tooñ ci parti yóbbaale ma. xaw waaw mais moom laa la wax xam nga loolu aussi mënut nekk nag. waaw léegi boo xoolee France loolu moo fa am da nga am la droite orléanaise la booleeg centriste yi ku nekk da ngay defal sa liste socialiste yi ak écologiste yi ku nekk da ngay defal sa liste bu ñu demee ba élection ne ba assemblée nationale nag ku nekk am sa groupe parlementaire bu vote ñëwee ñu gisee seen biir voté ko bu ko defee yow di nga yow miy voté soxna si buy voté te war a voté benn sigil boo ne bokk yaakaar mais day dem sànni voté du xam benn parti la voté. waaw mais dañu gëm ne nag ci Sénégal coalition ñooy gagné xam naa loolu la xëy na loolooy tontu. waaw coalition mais comme am na ñetti coalition mais coalition bu ci nekk Tanor ñaata coalition ñaata parti ci nekk. d'accord Moustapha Niasse ñaata parti ñoo ànd ak moom. mais ñooñu mën nañ defar seen liste. waaw ci beneen bi même ci biir nga baal même ci biir campagne électorale bi. mën nañ def sax ay boole ay meeting. boole ne àddina bu ko defee ba pare dañuy gagné fi ñuy gagné mooy dans le temps d'antenne ñoom ku ci nekk da ngay am sa temps d'antenne te ku ci nekk gouvernement bi nga àndal nga xam ne même booy wax léegi nii bu dee ba kenn benn bokk yaakaar moom moo dem assemblée benn temps d'antenne lay am te bu ñu amee ñetti wala ñeenti coalition ku ci nekk di nga am sa temps d'antenne te ñoo bokk li ñuy wax. donc ñoom dama yaakaar ni daal xalaat bi ñu war a xalaat seen tëralin gisuñu leneen lu parti yóbbaale ma rek te di jaaxaan ci ginnaaw ñu yóbbaale la may la benn poste député boo nekkul député ñu jox la conseil économique social ou environnemental wala au conseil des c'est-à-dire séddoo boobu ak pàccoo boobu la ñu war a jële ci réew mi. waaw ci beneen wàll bi c'est vrai que mën nañ ne feebar baa nga biir coalition bi nga nekk xam ne moo nekk au pouvoir. ñu ngi leen di xool ndax daañu kii wala déet. beneen bi moo di ne it bi mbir moomu amee opposition aussi daf ci profité wax naa ko sànq ñu bëgg ci lool. itam ñu yaakaar ne xëy na pouvoir dafay neew doole te it gis nañ ne opposition boobu ñu ngi def ci ay coalition yu bëri déggoowuñu doonuñu benn te yeggaguñ ci investiture ba jamono yi fa est-ce que yaakaaru ne jafe-jafe yi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar Macky 2012 coalition Macky Sall bi jànkonteel tey bukki boobu warul mën a mat opposition bi ëllëg. waaw bukki bu mat na waaye bukki bu ndaw moo leen mat ndax ñoom Benno Bokk Yaakaar bukki bu mag moo leen mat ñii bukki bu ndaw moo leen mat parce que fële 300 partis la te manko mutuñ ñeent fukki parti manko taxawu Sénégal waaw buñ mëtee ñeent fukki parti ci la ñuy yem donc xam nga ñooñu organiser mooy gën a yomb ndax ñoom dafa am benn tëral bu ñuy tëral mooy ne képp koo xam ne mais ay ngand ñoo fa nekk de leader yi parce que boo jëlee Idrissa Seck dañ ko réglé Ablaye Wade ñu ngi koy lam-lam wala Omar Sarr comme ci monte doon Ablaye Wade du ñëw parce que xam naa ni aussi ay ñoñam ay nijaayam yi ci ay affaire ay jarbaatam ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk wala dinañ ko ne bu mu dugg parce que loolu ñoom képp koo xam ne ki yaa ngi dugal Ablaye Wade pour mu nekk tête de liste nga baal ma bu doon sa wéyjur doo ko fa def ndax doo dem ba am fekk mag mu am juróom-ñeent fukki at ak benn nga ne ko ak lu tegu ne ko kaay nekk tête de liste mais bu dee sabab ba ci moom la jógee ndaxte moo def lettre ci ndax ci ca Paris fële ne moom day bokk ci mbir yi l'horloge biologique nit ki dafa am loo xam sa yaram antanu ko wax dëgg ay Ablaye Wade mënu ko li ma ci mën a wax mooy loolu lay bañ a dégg de li ma ci wax mooy Benno seen problème dafa am benn lu ñu tëral manko ne képp koo xam ne ki yaay tête de liste doo nekk candidat à l'élection présidentielle bu ko defee Idrissa Seck moom bëgg na nekk candidat rocceeku na Mamadou Lamine Diallo ñoom seen leader yi ci bari ñoom Gakou El Hadji Malick Gakou ñoom ñëpp ku ci nekk xam nga ni bëgg nga nekk candidat bàyyi nga mu des Oumar Sarr ak Khalifa Sall xam nga nag Khalifa Sall moom wax dëgg yàlla mi ngi ci ay loxo te kenn xamul ëllëgam yàlla rek moo xam kooku kon est-ce que dina dagan ñu fal ko boo ko falee c'est à une valeur symbolique rek maanaam teg ko noonu mais mën nga ko fal ba pare ëllëg yoon dal ci kawam ndax fii ba 30 lu ne xaj na fi boobaa aussi da nga wutaal beneen tête de liste Oumar Sarr moom ñi ngi koy laamin moom la wala du Ablaye Wade te Oumar Sarr dafa xaw a mel ni man xëy na nit am na leadership mais dafa am ay capacité communicationnelle yoo xam ne dafa xaw a wàññeeku tuuti moom moo tax ba mënul wax dafa xaw a des tuuti daal ci maanaam ni ñuy wax ci wàllu communication ba nga xam ni leadership bi moo xaw a manqué tuuti daan donte nag nit ku jàng la ndax ku dem ba am doctorat en informatique jàng nga wax dëgg neex yàlla waaye yàlla mooy maye yenn capacité communicationnelle yi ñi wala mu xaj ko ñi ci des li ci des ba des mooy ku ci mel ni Malick Gakou mënoon na war a mën a diriger liste bi ndax ko quand même am na statut am na jàng xam na économie xam na lépp mun na yor liste bi ak keneen nag Mamadou Lamine Diallo tamit kooku docteur en économie la mais ñoom seen wàllu bopp dañuy séntu nekk président ndax ku jiite liste bi doon nekk président donc ak Idrissa Seck aussi ndax waxi noppi donc ñoom seen wàllu bopp seen bopp la ñu gis ci mbir mi jërëjëf tant que ñi ngi gis seen bopp ci mbir mi nag et puis du yomb jërëjëf waaw xam naa ne temps bee ñu xoj yi ñu war a mën a wax bëri na dinañu am beneen occasion delluwaat ci ma lay jaajëfal merci monsieur Momar Seydi Ndiaye journaliste politologue di formateur jërëjëf juste dire que
politique moo demee noonu ndax à chaque fois comme ni ñu ko tàmm di waxee rek suñu politiciens yi lu ci ëpp mooy intérêt bi ñuy jiital que intérêt